7h30 ci télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak suñuy programme fas leen yéegee xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci coowal suuf la woon ca Mbour extension pënd bi ba léegi wureegul am na yeneen ñaar yu ñu ca teg loxo kenn ki Jules Diémé lay wuyu muy président collectif keneen ku ñu jàppaat moo di vice président collectif ba di Amadou Dia liñ leen di toppee moo di dagg suuf jaay ko ci anam yu tegewul ci yoon loolee lañ leen di tuumal fàttali ne kon waa Descos wàccoon nañu ci fi nga xamante ne ji moo di ca barab ba ngir yeneen i leeral ñaari mool yu fekk baax diwaanu Ndar bokk benn famille ñu réer seen i mbokk mër ba ñu réeree ak léegi def na fukki fan géej la ñu demoon ba ñu dem ak léegi ñi ñu bàyyi ginnaaw xamuñu ci ñoom dara tax ñuy sàkku ci état bi ñu jug wër la leen seen doom yooyee ndax yëf yi mu ngi leen di bëgg a jaaxal tournoi U17 zone A UFOA Sénégal jël na final ba tey ji la duma Mali ñaari bal ci dara max bi ca kees la ñu ko doon footballé ñeneen ñu football tey ñàkk ko moo di Tëngéej FC demoon ca Tunisie doon football ak Espérance bu Tunis daal di koy duma ñaari bal ci benn donte sax Tëngéej FC def nañu seen kéemtalaay kàttan ngir gagné match boobee ni ñu koy waxee ci wàllu football dem nañu ba jeex dañu ci ànd ci ak Mame Fatou Ndoye ci kanam tuuti ci ay leeral mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaar yi ci télévision Futur Média ngeen taaxee la ñu faram fàcceel leen ko. ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak TFM télévision Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaaru timis yeeg coow la woon ca Mbour 4 extension ci diwaanu Kees di kër yu ñu fa daaneel ndax nee nañu dafa tegewul ci yoon pënd bi ba léegi wureegul ndax am na ñeneen ñaar ñu ca teg loxo mu di ki jiite collectif gi di Jules Diémé ak ki nga xam ne moo di vice président ñu naan ko muy wuyoo kon ci turu Amadou Dia ñu nga ñu tëye ci gendarmerie bu Ngent yamuñ ca ne liñ leen di tuumal bokk na daal ci jaay suuf te tegewul ci yoon leerali Cheikh Anta Diop ak Sey Latir ci wàllu coowal suuf li nekk fii ci Mbourkat ñi ngi wéy ba léegi di teg loxo ñi nga xamante ni ñoom la ñu njort ni ñoo doon jaay suuf si tey jii de teg nañu loxo ki nga xamante ne moom mooy Jules Diémé jiite collectif des populations de Mbourkat ak ki nga xamante ne moom moo topp ci moom di Amadou Dia ba jamono yi nag ñi ngi ci garde à vue ci gendarmerie bu Ngent ñi ngi leen di toppee ne nag dañoo def ay lotissement yu jaarul ci yoon ci forêt classée bu Mbourkat doon dagg ay terrain di ko jaay ñoom sax kilifa yi nekk ci Descos àndoon nañu ki nga xamante ne moom mooy Jules Diémé ci bërëb bi ngir laaj ak tontu ak wonale lotissement yi nga xamante ne def nañu ko fa te jaarul yoon Jules Diémé moom taxaw fi mu taxaw. xanaa kay duñ numéro lii xam nga lii numéro téléphone la. kon ñun duñ dem fële duñ dem numéro te fële duñ bàyyi fële ba lépp. mais piqué yi kan moo ko fi def fii. xaw ma ko lii ay numéro téléphone la ñun defuñu yii te duñ mës a def yii. ñi kay seen terrain la ñu def. waaw ñun ñoo ñëw def seen terrain mais du collectif. non c'est pas le collectif. yow yaa doon recensé. man la préfet waxoon naa recensé. ñaata parcelle nga recensé. ñaata parcelle 2000 lépp maanaam lépp 2500. 2500 parcelles moom lay at bu ñu jógee fii. moom laa koy wan fu mu yem. noonu gis nga. directeur Descos bi nag xamal leen ne dañoo gis ñu samp ay piquet dagg ko ba am ñoo xamante ne dañ leen koo jaay te tegul ci yoon te loolu yoon da koy tere. sama kii ci wóor laa yor ñëw fekk benn waay tabax fi benn néeg ma dem ci yoon bu ñu demee ci yoon nag mënuma bàyyi naa laa sa terrain bàyyi naa laa moom parce que bu ma demoon bu dañ may jàpp. jamono yi nag daanaka l'enquête bi mi ngi woy ba léegi lu toll ci juróom-ñaari nit nag teg nañ leen loxo ñaar nag ñi ngi ci garde à vue di Amadou Dia ak Jules Diémé fii ci gendarmerie bu Ngent ñu yaakaar ne fii ak altine daañu leen jàllale ci maison d'arrêt et de correction bu Thiès. coowal suuf lu am feneen moo di ca diwaanu Mbour gi li yoon ndaw ji nga xamante ne ji ñoo tuddee seen bopp jeunesse de Mbour justice coow li dox seen digg ak Fallou Sylla andi na ci leeral mooy maire bu Mbour moom Fallou Sylla andi nay leeral jëmee kon ci barab bi nga xamante ne ji moom la ñu mooy jardin public ba cantine ya ñu fa def waaye te terrain guy murit bi ak la ca am yëpp moom Fallou Sylla mi ngi ko leeral ci teewaayu Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. bu jëm ci diggante meeru Mbour ak ndaw Mbour justice yi ba léegi mu ngi ci cour d'appel waaye teewul liggéey cantine yi ñu ngi wéy Fallou Sylla di xamle ni projet boobu lu amal solo Mbour la. foofu moom liggéey baa ngay dox parce que ki fa war a liggéey am na ci autorisation de construire mu ngay liggéey population bi bindu nañu pour jël seeni cantine pour mën a liggéey loolu moom am na fa te bu soobee yàlla foofu it li nga gis fii 4 wala 5 mois ñu livré ko. ci lu jëm ci terrain de football bi nga xam ne ndaw guy murit yi nee nañ duñ ko bàyyi meeru Mbour di xamle ni terrain boobu moom moo ko abaloon ay sey yu fa nekk waaye bërëbu fajukaay lañ ci fas yéene def. dafa ay jeunes yoo xam ni lu maire bi moom war koo defar
ñoom ñu ne foofu ñoom fa la ñuy toog bëgg a nangu li maire bi moom te li maire bi moom pour société bi la pour population bi la te ñii taxaw nañu pour defaral ñu hôpital foofu nag damay bëgg a leeral lu leer quartier ba d'accord nañ ci délégué bi d'accord délégué de quartier yi d'accord nañ ci préfet yëg na ko ñi ko war a yëg yëpp yëg nañ ko dañoo war a tàmbali foofu moom duñ ci arrière amul luñ ci masla du ñu jël suñu place bu ñu xam ne hôpital la lijjanti ko pendant des années ba hôpital bi war a ñëw war a taxaw ñu nekk fii dax ni fii dañ fiy football loolu moom dama bëgg mu leer ci bopp ñëpp hôpital lañ fa wax bu soobee yàlla hôpital lañ fay def parce que moo nekk ci kayit yëpp. maire bi di yokk di xamle ni jardin public bi nga xam ne bu ngi jàkkaarloo ak Auchan liggéey yi du yàgg dara ñu tàmbaliwaat ndax liggéey yooyu léegi mu mat at dafa taxaw. juróom-ñaari mool yu fekk baax diwaanu Ndar ñoo bokkit benn famille ñoom juróom-ñaar ñëpp ñoo réer seeni mbokk def na fukki fan ci tey jile ba ñu réeree ak léegi dañoo demoon géej ba ñu demee ak léegi nee nañu daal kenn xamatul ci ñoom dara lii tax kon mbokk yi nekk ci jaaxle tëgg seen gémmiñ di woote ak wàllu seen bëgg-bëgg moo di état bu Sénégal jóg ci ngir taxawu leen mbokk yi ak jaaxle ga ñuy dund Ousseynou Diop seeti woon na leen. seen kamtalaay kàttan nag si li ñu mën ñoom seen mbokk yi jóg nañu seen am di jàmm yi jóg nañu macha allah dëkk bi kenn desul boobu ba léegi ñu ngi si kër gi ñëpp kenn dëkku fi donc te dëkk gi kenn ñëwagul sax duñu demoon rek di daan seen doole rek seen digal waajur waaw alhamdulilah rabbil alamin yàlla li def am na ci ngëm yàlla gu ma sëkk nag am na ci ngëm yàlla gu ma sëkk waaw ndax ba ma amee ba léegi kenn toogul yàlla mi mën leen mën nag yàlla na yàlla leeral la. li dal nag nuy ñaan yàlla leeral ko ba mu gën leer waaye ñoo ngi def appel ci état bi. surtout ministre de la pêche ñu ngi ñaan autorités yi ñu jóg def recherche ak nu mu gën a gaaw bu dee hélicoptère la wala marine ñu ngi leen koy ñaan ñu jóg def recherche ñu xool fii ba Cap-Vert ndax mbooye la ngelawal mbooye moom géej rek la jëmee te am na gaali feeñu ji woon sa Cap-Vert kon côte bi yëpp bu ñu defee recherche mën nañ leen gis ndax loolu lañ bëgg pour ñu def recherche ñu xool leen. dañuy def seen kéemtalaay kàttan rek ndax loolu ñoom ñoo fi nekkal population bi état comme. climat beeg ni mu mel fan yi tax na ñoom moo li ñu ci bari seen xel dalul ci ñu dem géej loolee tax na tey ji ci samedi ji fële ci diwaanu Soumbédioune amul genn gaal gu tegee ci géej gi ngir wuti jën bokk ci it gannax gi nga xam ne ñu ngi koy dund te nee nañu dugguleet ndax ci semaine bi rek dund nañ ko fi ñaari yoon loolee it indil na leen jafe-jafe ndax mool géej la xam géej ca la teraangaam nekk mu di lool ñu ngi ko xam ne ci reportage boobu Abdoulaye Diop ak Diafara Ba ñoo ñu ko defal. ay nappkat yu nekk ci seen diggu waxtaan ci waaxi Soumbédioune ci beneen wàll wi ay vague yu am doole ñooy sànneeku ci waax yi benn nappkat demul ci géej gi ci guddi àjjuma ba léegi. waaw yii boo xoolee def na ay at yu bari waaw parce que bii moo ëpp yi fi jaaragum parce que à peu près bii day dem ay 3 mètres 90 da koy mat. parce que yi fi daan jaar ay 3 mètres la te dem bi sax yow da nga koy xoolaat. vagues yi dañuy damm ci anam bu nekk parce que espace bi yëpp passe la amul profondeur moo tax vagues yi dañ fiy damm tout le temps fii dafay rey yaa beaucoup de personnes yu mu rey ci ñun bi ñu nekkee xale ba léegi. nappkat bi mi ngi soog a jóge ci géej gi ginnaaw ba mu fa defee benn semaine. talaata laa demoon géej presque mar tey laay soog a teer ni samedi bi. ngelaw li moom bi ñuy ñëw moom ci la ngelaw li jóg ngelaw li bare na trop wax dëgg yàlla mais ñëw nañ ci jàmm daal. waaw xale yi moom seen fit moom du mën a taxaw moom ndax benn instant bi ñoom seen xel day nekk ci géej gi dafa ngelaw nañ dem beneen teeru ñu teer feneen ak yooyu ndax parce que ñoom sax mbuur lañ ma waxoon nañ imposé ma nañ dem ma leen de nañ dem dana baax. góor gi nag. ni tey xëyul moo tax mu ñëw di seetaan géej gi nee na géej gi dafa yëngatu ci jamono ju metti joo nga xam ne jàngoro ji mi ngi gàllankoor lu bare ci seen liggéey. waaw metti na nag ndax yëngu-yëngu yi dafa tegaloo boo xoolee daanaka diggante bii ak bi passé ñetti fan la ñu am différence boo demee balaa ngay jot am dara sax mu yënguwaat vraiment mool yi moom boole ko géej gu ñàkk jën. nappkat yi nag ni duñu sàgganee. xibaar yi nga xam ni météo daf koy joxe ñoom sax dañ koy partager ci seen groupe WhatsApp yi ba tax na ñu tàllal benn drapeau bu xonq ngir wane ni géej gi neexul.
juróom-benn doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan ci coronavirus bi ci 24 heures yi ñu génn mu di lim bopp ñoo ngi ko jëlee ci waa ministère de la santé ci seen bilan tey bi am nañu it ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi nit yu amee coronavirus bi ci 24 heures yi ñu génn yëf yàgg na mu tëddee juróom-ñeent fukk yaak ñett ay cas contact lañu am na lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari cas communautaire tey ji amul benn cas importé boo xamante ne ji nemmeeku nañu ko mu di lool ñu ngi ko jëlee ci waa ministère de la santé ak action sociale. test bi ñuy laaj nit ñi tukki ngir suñu wàccee aéroport ñu wane ko gis nañu ne am na ñu cay def yu baaxul loolee nag tax ñi nga xam ne ñoo ko war di saytu ci aéroport nekk ci jafe-jafe ngir mën a jàpp test yu baaxul yi yan jumtuwaay la ñu amee ngir mën a ràññee test bu baax ak bu baaxul liggéey baak nañu koy dundee Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ak Younous Diatta seeti woon nañ leen reportage. firndeel test bu baax ak bu baaxul contrôleur sanitaire yi nekk ci aéroport AIBD ñu ngi ciy def kéem kattan. technologie dafa avancé tellement que les gens dañu mën a capable di def lu ne donc dañuy jël ay tests ay informaticiens changé ko bidouillé ko ba def ko ay faux tests pour mën a def. am na test yoo xamante ne nag dañu am lu ñuy wax code QR. donc ñun am nañ appareil yoo xamante ne facilement day détecté c'est-à-dire dañ koy scanner rek mu jox la bu dee faux test la wala vrai test. waaye jafe-jafe bi ci nekk mooy du résultat test yëpp mooy am lu ñuy wax QR code. suñu difficulté nag foofu la nekk parce que des fois doo mën a am sukkandiku ci benn base ba wax ne lii nii test bu baax la wala test bu bon. depuis le 1er novembre bi ñu weesu. njiit yi dañu wax ni képp kuy dugg fii ci Sénégal da nga war a am test PCR négatif waaye cas importé yi ñu ngi leen di lim ba léegi ci Sénégal. suñu cas importé yi mooy ñoo xamante dañ leen di téye fii nii parce que seen test yi baaxuñu wala ñun amuñu confiance ci seen test dañ leen di obligé yóbbu leen au niveau du laboratoire ñu defaat seen test loolu moo waral ngay dégg toujours cas importé ak leneen aussi mooy surveillance épidémiologique quelque chose boo xamante day continuer c'est-à-dire en dehors dépistage bu ñuy def ñun aussi dañuy am observation visuelle am ay caméra thermique am ay thermoflash nit ki mën na am testam mu négatif mais n'empêche que mon au cours du voyage ou bien même les 2 jours avant mën na amaat beneen feebar am manifestation kooku bu ñëwee ba fii nii dañ koy téye yóbbu ko topp la procédure defaat ko beneen dépistage. vérification test yi nag ca enregistrement ba lay tàmbalee booy tukki ak compagnie aérienne yi foofu itam léeg-léeg du yomb ak yenn tukkikat. xaw na compliqué mais passagers yi dañuy déglu te dañuy nangu aussi liñ leen di wax parce que liñ leen di wax pour lu baax ci ñoom la pour ci ñun ak pour ñëpp bu ñu ñëwee dañuy fexe ba nga xam ne dañuy garder distance 1 mètre bi ñuy wax bu ñu demee aussi fi ñuy contrôler documents yi dañuy def gel bi soog a dem ci comptoir bi day compliqué am na passagers yoo xam ne dañuy ñëw duñu comprendre 72 heures yenn saa ñuy ñëw ñu débarquer leen mais dañuy am toujours solution pour ñoom. li lépp nag ak dogal yi njiit yi jël moo tax ñu bari sawaratuñu tukki fi mu nekk nii loolu di tax ba avion yi fi mu toll nii feesatuñu sax bu baax. wàcc nañ bu baax a baax ndax boo xoolee avion bi ñuy yóbbu Paris 300 nit à peu près lay yëpp pour fees fi mu nekk nii ay 200 à peu près moom la ñuy am. pourquoi parce que mesure restrictive yi ñoo xaw a corsé. situation bi nag aéroport international Blaise Diagne mi ngi koy yëg bu baax ndax aéroport mi ngi gën a am ay koppar bu passager yi yokkoo te loolu du lu ñuy gis fi mu nekk nii. actuellement nii trafic gu aéroport bi dafa wàññeeku bu baax dafa wàññeeku ci genn wàllu sax pourcentage bi presque 50% de notre trafic la ñu am actuellement au niveau de l'aéroport Dakar Blaise Diagne. que bu passager yi wàññeekoo redevance yi nga xamante ni dañ koy percevoir moom tamit day wàññeeku. et donc conséquences yi financièrement parlant dem tamit aéroport bi daf koy yëg à tous les niveaux dem ba sax ci agent yi liggéey ci aéroport bi ñoom it yëg nañ ko. bi mbas mi tàmbalee ba léegi nag secteur aérien bokk na ci ñi ko gën a yëg IATA association internationale du transport aérien mu ngi njortu ne dem ak dëkk bi dina mel comme ni mu meloon ca atum 2019 fii ak 2026.
des ba léegi ci feebaru coronavirus boobee ak ñu nekk ci jafe-jafe ngir xeex ko moo di élèves yi ca Parcelles Assainies ñu bari ñoom élèves yi nee na daal jumtuwaay yi nga xam ne moom la xeex bi war a àndal lu ci mel ne am lu ñu mën a masque woo jafe na leen ñaar fukki dërëm yu ñu war di génnee bés bu yàlla sàkk di ci jënd yi masque ngir mën a masque wu soog a jàngi loolee coono la ci ñoom donte sax gi yëg nañu ne kilifa yi amee njàng mi ñoo ngi ci dugal seen loxo waaye ba fi mu nekk nii jumtuwaay yi ñu ko war a mën a xeexee des na reportage Pape Fara Ñing lii bokk ci bërëb yi nga xam ne wàllante bi fa la gën a gaawee wala nga jëlee fa lii di coronavirus bi élèves yi dañuy am jafe-jafe sax ngir ami masque ñenn ñi def ay sacrifice lépp rek ngir bañ a jël mbas mi yóbbu ko seen kër. masque yi dañ koy jënd si buntu école bi 100 francs lay jar bu ñu dañuy wàññi suñu xaalis nekk bu ñu amee 200 par exemple bu ñu jëlee masque bi 100 francs bu ñu taxawee si buntu bi amuñ masque pour dugg il faut ñu jënd ko 100 francs 100 francs yi bu roog ton doo nga la mën a jënd doo am loo xam ne mën nga ko jëndee ndox wala crème en fait. waaye am na élèves yëpp duñu takk masque yi dañ koy wàccee wala ñu bañ kaa tax dugal ko seen poche. non dañ koy jënd kenn mënuñu masque kenn mënuñu may masque dañuy jënd. bu dee ñi nga xam ne ñoo jiite wàllu njàng mi ñu ngi def lu ne ngir ñu respecter mesures barrières yi ci biir l'école yi waaye li nu mel faaw askanu yëpp dugal ci seen loxo. parents d'élèves yi nekk Parcelles Assainies ñun ñëpp dañuy war a taxaw tem pour xeex mbas mi parce que ni ko honorable waxee xale yi ñooy dem di dikk xale kenn mënu koo téye mag mun na toog téye boppam mais loolu du xale mënu ko donc xale yi bu ñu leen ñun ñëpp bu ñu taxawee man ko wax ak ñoom expliquer leen sensibiliser leen veiller à ce que gestes barrières yi ñu respecté ko war nañ mën a am yaakaar ne xëy na mbas bi yàlla dinañu jàppale mu daal di jeex ci réew mi. gis ni nga xam ne moom lay mbas mi di lawee ci seen bërëb boobu naka noonu ñiy ñàkk seen bakkan di gën a yokk foofu ci diwaanu Parcelles Assainies moo tax way politique yi daal di dugal seen loxo ngir jàppale leen. Parcelles Assainies bu ñu dëkk gis nañ ne mu ngi fi yokk lool ba tax na ñun ñëpp dañ see war a am benn njàngat am si benn taxawaay gis nañu kaay yemul si kaay rek mais Parcelles Assainies fu mu ne nii day enregistré ay décès te loolu ñun ñëpp. képp kuy responsable képp kuy waajur képp kuy ndaw itam war nga si taxaw seetlu xool lii fi mu jëm baaxul nga jéem a xool naka lañ koy arrêté niñ ko mën a arrêté yëpp mooy plus de responsabilité kese médecins yi ñi ngi def seen rôle mais ñun ñoo war a am comportement boo xamante ne ni fu mu ne nii feebar bi comportement mooy xeex ak moom. naam ndimbal lii ñëw na nga xam ne waaye politique yi ñoom ñoo ko indi école yi ba léegi rek ñu ngay wax ay jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu am ngir mën a xeex lii di mbas mi foofu ca diwaan ba di ñaan ndimbal yi gën a yokk. waa UCG ñoom it nas nañuy pexe ngir mbalit mi nga xam ne dañ koy jël di ko tuuri ña cay liggéey moo xam ñi koy jëlee ci kër yi sànni ca sën ba baa ña koy fekk ca sën ba di wut luñ ci mën a am ñu leen di woowee ñi nga xamante ne ji ñoom ñoo cay yëngu kon loole nu ñu def ba feebar bi du law jaare ci ñoom tax na ñu seet ay pexe yu ñuy teg ki ko xamle moo di Mass Thiam mooy coordonnateur national bu UCG ci diwaanu Kaolack la yëkkatee yooyu les kàddu ci micro Ibrahima Diamé caméra Fally Gueye. UCG bi mu tàmbalee li ñu njëkk a def mooy teg suñu filet de sécurité ci décharge yi parce que mbalit mi yëpp foofu lay teer te sénégalais yi nga xam ne dañuy liggéey ci décharge yi suñu jigéen suñu yaay suñuy baay ak suñu rak ñooñu aussi war nañ leen jox kiiraay ndax ñoom ci suñu koñ yi la ñu dëkk donc ñun suñu filet de sécurité foofu lañ ko njëkk a teg après remonté ko aussi ci agent de propreté yi ñi nga xam ne ñooy for mbalit yi wala nekk ci oto mbalit yi di leen jox ay gants di ko renouveler ay masques même ay chaussures de sécurité ak yooyu pour ñu mën a fàggandiku daal. donc macha allah noo ngi sant yàlla bu baax ci loolu dem nañu sax lu gën a sori loolu ndax dem nañ ba mbedd mi ñu def ay équipes yoo xam ne dañuy distribuer gel hydroalcoolique ci marché yi ak endroit yi nga xam ne day recevoir du public loolu yëpp pour participer ci effort national de lutte contre la Covid même bu fekkee ni ñun loolu du suñu responsabilité am nañ ci cër te képp kuy Sénégalais aussi am nga ci cër. diwaanu Kolda foofet kilifa diine yi taxaw nañu temm ci xeex coronavirus bi di amal ay ñaan boole ci kit njàngum alxuraanul karim ñaanal ñi nga xam ne feebar bi da leen a tëral waaye ñaan ngir feebar bi jóge fi dem nañ sax ba yegg ci xew-xewi diine yi nga xam ne war nañ ko amal ca boobu li diwaan mu di ca Fuladu dañu koo dàq ndax woppi Covid ji ñu ànd ceeg Abdoulaye Diallo. diwaanu Kolda enregistré nombre aji wopp yu coronavirus bu jege juróomi fukk mu waral wàllu mbas mi soxal këru diine yu Kolda. ba mu tax ñu amal ay ñaan ngir jàmmi aji wopp yooyu ak i jàmmi réew mi. bés bu nekk ñu ngi fiy wàccee ay kaamil alxuraan bés bu nekk ñu ngi koy def ngir ñaanal réew mi yépp ndax feebar bi mën a fi jóge
ñi mu dal ñu mën a weer ñi mu dalut ñu mën a mucc président de la république sumb bi mu sumb yàlla mën a ko jàppale ba mu mën a antu ci kattan yàlla loolu moom ci lañ sax. mu waral it gàmmu yi ak ziyaara yi bare yi fi naroon a am ñu daldi leen a fomm comme ca Sobulde. yu mbokk jullit yi ak taalibe yi yëpp fépp fu ñu mën a nekk ci goxaat yi yëpp ci sous région yi yëpp maa ngi leen di yegal ne incha allah ren moom gàmmu bu ñu daan def Sobulde fii toxal nañ ko ba jëmmi jamono ndax lan moo ko waral feebar bi nga xam ne dafa jaaxal àdduna bi yëpp moo tax toxal nañ gàmmu bi ba jëmmi jamono. Sobulde ñëpp xam nañ ne dëkk bu cosaan la ci wàllu diine bu yàgg yëngatu la ci wàllu l'islam. xalif général bu Sobulde di Thierno Amadou Tidiane Diallo moo saisir bile occasion ngir ñaax mboolem taalibeem ak askan wi ndax ñuy topp tegtal yi docteur yi di digle ngir moytu mbas mi. maa ngi leen di ñaan nag di leen gën a ñaax ñu respecté docteur yi li ñu wax ci wàllu masque raxas loxo yi. soriante. yeneen xew-xew diine yu mag a mag ñoo ngi ci kanam te bare na ci askanu Kolda ñiy laajte ndax yooyu it dinañ leen a amal wala dañu leen di fomm comme ni ko waa Sobulde defee. liggéeykat yi ci Brioche Dorée tëgg seen gémmiñ di wooteeg wàllu nee nañu ñu bari ci ñoom ñeenti at a ngi ñuy liggéey te fayuñu leen ko te ñemewu ñoo wax ndax kilifa kër gi moo leen di xoqatal tey ji la ñu amaloon ab janook taskatu xabaar yi ña ko doon amal moo di syndicat gi jaboote ñiy liggéey ci boulangerie pâtisserie ak restaurant yi ci Sénégal ñaawlu jëf ji am foofe ba git nag ñu jox leen seenub xaalis ndax xaar be yàgg na anam yi ñuy liggéey ca Brioche Dorée kon dara ci baaxul mu di loolu mittil nañu ko ba fa kanamu yàlla ñu teewlu kaddu yi Ansoumana Mané mooy secrétaire généralu syndicat gi leen jaboote ci micro Abi Fay caméra Youssou Baro. waxtaan ça fait presque 4 ans nangu ñu déglu fu ñu dem rek mu taxaw temb mu ne du fi am suñu syndicat nag comme syndicat responsable dañuy am contrat moral ak travailleurs yi ñu am confiance ci ñun ñu taxaw tem ci ngeen gis temps yële ñu ngi commencé def ay marche ay manifestation ba yàlla def ñuy dem ay rencontre mensuelle ñu jël suñu plateforme revendication yëpp tënk ko ci plateforme ñu ne comme fu ñu toggoo ak moom ci rencontre mensuelle sax PV yoo xam ne daf ko war a signer dafay bañ mu ne di ko signer lépp lu mu jël ci engagement ci entre moom ak délégué du personnel du si def dara 614 travailleurs kese la fa déclaré si 3000 travailleurs alors que 3000 travailleurs yëpp ñu ngi leen dagg 3600 3600 ñu ne ko kaay ñu toog ñu waxtaan ci loolu parce que yoon may nañu ñu am suñu IPM bopp ci suñu entreprise parce que on fait plus de 3000 travailleurs mu lànk mu ne du fi am boo waxee mu ne leen foo leen dem neex leen foo leen dem yéen a xam doo leen fi am dam parce que man sama xaalis laa yor. inspecteur du travail jël dem inspection du travail recruter fa un inspecteur du travail indi ko suñu entreprise bi du ñu noot du ñu dàq di licencier ay délégué du personnel parce que licencier nañu ñaar délégué du personnel kenn mu ngi fii mu ngi tudd Moustapha Mbaye mu ngi toog fii. jël nañ procédure bi ñu ngi tribunal ñu ngi xaar ba xam nag yoon lan la ñuy may pour ñu def ko. waxtaanee wàllu tàggat yaram ak football tournoi U17 zone A UFOA Sénégal jël na coupe bi ci finalu tey bii la dóor réew Mali max ba ci stade Lat Dior bu Kees lañ ko doon footballee 2-0 lañu ko dóor Cheikh Diop. réew bu Sénégal mu mel ni moom moo nekk ci kanam ci zone A bu IFAO gaynde ndaw yi nag daal di jël woowule tournoi mu nekk am ndam boo xamante ni ñu ngi ko tënk ci 2-0 ci kanamu Mali ci final bi ñu doon amal ci stade Lat Dior bu Thiès mu nekk ñaari équipe yi nga xam ne ñoom ñoo gën ci sélection bu boobule tournoi nag lépp loo xamante ni dari diggee daal nañ koy amal ci lépp lu ñeel wàllu tactique bi ak itam xadar yi nga xam ne rek mi ngi nekkoon ci gaynde yi bi ñu dalalee nag mu mel ni réew bu Sénégal moom moo gën a wane li nga xam ne rek moom moo di xarañteef ndax itam daal nay marqué benn bal ci mi-temps bu nekk mu nekk ay réalisation bu Malick Gningue ak itam Ibou Sané yi nga xam ne rek ñoom ñoo tax gaynde yi de fa ñu taxawee woon wàccuñu ko benn yoon ci zone A bu IFAO réew bu Mali nag mënees naa jàpp ne mën naa gunge réew bu Sénégal ci CAN bu U17 ca Maroc nga xam ne daal nañ koy jàpp ci fukki fan ak ñett jàpp fanweeri fan ak benn ci weer mars wi nga xam ne rek moom la ñu dëkkmal naam xel mënees naa dal ci xarañteef wi nga xam ne rek wane nañ ko ca jongante wañ doon amal ca Thiès. Teungueth FC moom it football nag Espérance bu Tunis football bi ñeel match yi nga xamante ne ji compétition africaine lañu Teungueth FC da koo ñàkk 2-0 Mame Fatou Ndoye ciy leeral. TFC wane njàmbaar ubbi même score bi fii ci stade bu Rades
gannaaw bi bu rafet bu Djibril Silla. جدا لعب عثمان ساكو فرصة صعبة عرضية والهدف الأول لتونغيث FC Toungueth خطير وخطير جدا. waaye mu mujj lajj ndax penalty généreux bu arbitre kenyan bii di Peter Kamakou joxe ak tarxiis bu Baye Assane Cissé bi nga xam ne yombalal na Abdoul Khalid bii bi mu dugal bii bi tax Espérance de Tunis gagné match bi. waa Teungueth FC ci seen match bu njëkk ci phase de poule de Ligue des Champions yombaluñu benn yoon liggéey bi ñii di seeni adversaire tunisien. match bi nag mu mel ni yombul woon ci ñun ndax itam ñi nga xam ne ñu ngi doon daje ak ñoom dañu xarañ waaye itam organisation yi nga xam ne rek amaloon nañu ko ñun itam ci suñu expérience daal dañuy gérer lu ñu mel daal di égaliser laata ñuy mi-temps ñaareelu mi-temps bi tam ñu daal di rek dugal ñi nga xam ne ñoom lañ tegoon ci li nga xam ne rek moo di banc bi ñoom itam bi ñu duggee wane seen ak xarañteef daal di marqué. moo tax nag ay regret dina am pour formation rufisquoise bi le amoon na un vrai coup à jouer comme ni ma ko waxee woon joueur bi depuis le début malheureusement si quelques détails dañu manqué de concentration la ñu jël ay but parce que but bi ñu njëkk a jël amul benn danger suñu joueur moo dégagé mu dal si beneen joueur penalty si match si ballon boo xam amul benn pression en plus donc tout ça c'est manque de concentration deuxième but bi góol bi di génn glissé bon ce sont ces détails là aujourd'hui qui nous ont fait perdre le match. seen match bu njëkk nag ñu def ko fii ci Tunis ci ab déplacement war ci tirer ay njàngat yu gaaw ndax beneen équipe bi nga xamante ni TFC dina jongante ak moom mooy Zamalek TFC war ko dalal le 23 février prochain fële ci Stade Lat Dior bu Thiès. sant leen gërëm leen amoon mbégte yeggee leen xibaaru timis yi 20h xibaar yi na dellu si ak Cheikh Tidiane Diawo ci tubaab lay doon mbokk yi yàlla nañu yàlla doole jàmm ñu fanaan jàmm.